juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Media ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg noonu xibaari wolof yi ci yaatal Makumba Bey. Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé demoon na ca pharmacie Mouhamadou Fadilou Mbacké ñaawlu li fa commissaire Bara Sankaré yóbbu ay policier ndax liñ ko waroon a jaay garab goo xam ne nag daa war a am ordonnance borom pharmacie ba nag ni day tëj ba jëmmi jamono kuréel gi ëmb pharmacien yi fare ci ndaw ñi nag ni ñoom dañuy porter plainte ndax nag mu ne suta xaar rek li ñu dégg ñu wax ko ni nag dinañu ko yëkkati ci dogal jëme ci commissaire bi te itam dinañu marche ci semaine bii nu jëm forum du justiciable ni nag dañoo war ubbi ab enquête pharmacien privé yi ni subaak jàmm dinañ ci janoo ñoom itam ak taskatu xibaar yi. Sénégal li ñuy fay ci téléphone ak internet dafa seer directeur généralu ARTP bu bees bi ni bëgg na mu wàññiku te opérateur yi fexe ba kaw gi am bu baax a baax ay réseau yoo xamante ne nii ci taax yi la ñuy doon. waa société civile ba nekk ca Kolda bëgg Sénégal dem dikk wàññi li nga xam ne mooy pass bi diggante Ndakaaru ak Kolda ndax fa mu faray feñe bi fi mu ne nii ubbi nañu ko defatuñ contournement bi directeur général Dakar dem dikk ni gor ca wax ja moom mi ko waxoon dina ko def balaa yàgg dañuy xaar tuuti rek am lu ñuy yeggale ci liggéey bi. jaaxle ak njàqare ca Ndar ak la ko wër bi nawet bi tàmbaleeg léegi ak dox wàccagu fa imaam yaak ulamaaw ya fi mu ne nii di woote ay ñaan ngir bët seb bi. ñaareelu pàcc bi tàggat yarama ci ëpp doole afro basketu jigéen ñi Sénégal dem na demi-finale Angola la dóor sànq 88-54 fanweeri poñ ak ñeent la ko jiitoo war a daj Mozambique ci demi-finale bi Mozambique googu Sénégal dooroon ko nag ci tour bu njëkk bi Pape Balla Gueye dina ci indi leer. Makumba Bey. commissaire Sankaré ab ordonnance la yorul woon demoon ca pharmacie ba bëggoon garab goog rakkam la ko bëggoon jëndal mu wopp ñu lànk ko jox nag ni ko fokk ordonnance bi ñëw ñu jàppante ci ay kàddu ba tax nag mu dem jëli waa commissariat ba ay policier ñu jàpp foofee nag pharmacien ba daal di koy yóbbu loolee nag moo tax ba tey jii ministre de la santé dem fa ni loolu nag ñaawlu na ko bu baax a baax ndax xel mënut a xalaat loolu kenn di ko def mu amee ca pharmacie Serigne Mouhamadou Fadilou Mbacké ba nekk ca Patte d'Oie en face Nabil Choucair tey jii ndaw si moom pharmacie bi woote woon ministre bi itam yeggoon fa ak yeneen kilifa yu ci mel directeur de la pharmacie Mamadou Omar Ba. ay toj weer ci suuf di firnde li vidéo bi wane jëwriñ gi yor wàllu wér gi yaram di nakarlu li fi xew. waaw mais ni ko Sénégal yëpp dundee laa ko dundee mooy que ne lu mel ni warul am si réew mi en tant que ministre du secteur nag sama cër mooy du ma yem si loolu rek dama war a yegg si ba ki xamante ne sama njaboot la bokk mu xam ne maa ngi si borom. ab pharmacien bu ñuy néewal doole ci bërëbu liggéeyukaayam li ñu mën a xaar ci ministre gi yor wàllu wér gi yaram Abdoulaye Diouf Sarr ne du ci àddu. am na yoo xamante ne du waxu du waxu salon sax waxu nekk la donc mais waxu nekk indiwuma. pharmacie bi day tëj ay buntam ba kaaraange gi dellu si bu ñu sukkandikoo ci Mame Mbacké Ndiaye seen di gérante bi. waaw pharmacie bi dañu ñemewuñu ubbi parce que bu fekkee ne ku fi dugg bu ñu la laajee ordonnance nga dóor ñu dañuy tëj ba keroog rek li ma la wax ñu mën a liggéey ci sécurité. vigile moo taxaw ci bunt bi di lijjanti dugg yi ak génn yi ci wet gi ab këyit buy wane ni pharmacie bi dafa tëj ba jëmmi jamono. Union des jeunes pharmaciens du Sénégal di UJPS ñoom nee nañu danañu porter plainte te itam li ñu dégg police wax ko ni nag danañu teg ay daan commissaire bi loolu rek doyul moom nag mu daal di xamle ni dana organiser benn marché ci semaine bi ñu dëgmal tey jii ñoom itam janoo woon nañu ak taskatu xibaar yi ñu ànd ceeg leeral li Abdoulaye Diop. lu ëpp tuuru noonu la kuréel gu ëmb ndawi pharmacien yi yu Sénégal gisee ci coowal pharmacien ba ca Patte d'Oie bi la jëf ñu ne dinañu ko yóbbu fa mbaxana doone benn docteur Fala Mané mooy njiit li. ñu jàpp ni tey jii nii lu mel pour que mu bañ a répété waat il faut que ñu wax ko opinion publique bi dénoncé ko lu ñu jëm ci dénonciation la ñuy exiger que justice soit faite que lépp loo xam ne nekk na tort bu mu si biir moom en tant que pharmacien assermenté tey ñu delloo ko li nga xam ne mooy wàccuwaayam association lañ boo xam ne jël nañu ay matuwaay tey jii nii pour yóbbu mbir mi devant les tribunaux compétents. sunu sukkandikoo ci UGPS daan yi ñu xamle jëme ko ci commissaire bi doyul benn yoon. tey xaar ñu rek mu lever ko de ses fonctions en tant que policier ou chef ou commissaire non ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu koy diri suñu collègue bi dañuy xaar ku ci nekk tey li nga def noonu nga fay ko parce que tey jii nii mala sax tey jii nii bi nga xam ne da nga koy rey ci feetu tabaski am na noo koy traité mais fekk nit koo xam ne liggéeyam lay def fekk ba ci biir fi nga xam ne mooy bureau di ko diri mënate ko loolu dafa ñaaw te dañ koy ñaawlu. kuréelu ndaw pharmacien yi ne dinañu amal ab dox ñaxtu ngir ñaawlu seeni
seeni jafe-jafe. semaine bii di ñëw suñu introduire suñu demande de marche dañu woo képp kuy pharmacien te mbir mi soxal la pour ñu mën ko dénoncer waale aussi lépp li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne jeune pharmacien ñu ngi koy dund ci ginnaaw comptoir yi te ñoom ñooy def liggéey bi yëpp te pourtant kenn delloowu leen li nga xam ne mooy seen wàccuwaay. ndaw yu pharmacien yu mim réew di woo ñu féete ci bopp li ñu gën a bàyyi xel seenub liggéey ngir nee nañu xeex bépp injustice bi ñuy dund saa su ne. geneen kuréelu pharmacien gu ci fas yéene wax suba ak jàmm lay doon bu fukki waxtu jotee ci suba ca siège ordre des pharmaciens muy pharmacien privé yi fare ci biir réew mi. waa forum du justiciable ngeen baal ma bëgg ñu ubbi ci enquête boo xamante ne nii nag du fare fenn ñoom nag dañoo jàpp ni commissaire bi lim def waajal nañ ko ci daan bu fekkee ni abus de pouvoir la mooy jaay doole gu ëpp ndax article 146 bu code pénal am na lu mu ca wax Babacar Ba lañ ciy déglu njiit li ci jokkoom ci téléphone beeg Mamadou Amar Ndione. am na yenn garab yoo xam ni mënuloo ko jaay sans ordonnance donc moom en tant que homme de loi li mu waroon def mooy mu jéem a conformé wu ci réglementation pharmacie bi nga xam ni tey moom moo leen tënk mais gis nañ ko defu ko dafa def jëf joo xam ni wax dëgg yàlla franchement dafa rafetul dafa def sax loo xam ni tey mën nañ ko tuddee comme abus de pouvoir te abus de pouvoir moom dafa nekk loo xam ci état de droit dañ ko war a sanctionner maintenant dégg nañ à travers le communiqué de la direction de la police nationale que am na ay sanctions administratives yoo xam ne jot nañ ko jël sanctions administratives yi nag du lenn lu dul jéem ko relever de ses fonctions mettre ko au frigo mais ñun li ñu bëggoon mooy ñu dem au-delà des sanctions administratives ci naka ñu ubbi benn enquête boo xam ni wax dëgg yàlla dafay nekk une enquête impartiale te enquête bi bu dee dafa révéler effectivement qu'il y a abus de pouvoir su boobaa aussi mu am ay sanctions pénales je pense que ni loolu mooy nekk tey sanction exemplaire boo xam ne tey war na mun a dal ci kaw commissaire bi parce que encore une fois de plus l'abus de pouvoir li nga xam ne tey moom mooy le code pénal daf ko sanctionné boo demee ci article 146 et suivant de notre code pénal dafa sanctionné li nga xam ne tey moom mooy abus de pouvoir donc nañ ubbi enquête bu impartiale bu dee effectivement am na abus de pouvoir commissaire boobu wax dëgg yàlla au-delà sanction administrative am ay sanctions pénales yoo xam ne dafay dal ci kawam pour que genre yi ñeneen ñi nga xam ne tey dañuy aventure pour di ko def mu leen di siyaat. ak RFM kumpa jeex na. njëgu téléphone bi directeur généralu ARTP bu bees bi ñu fal demoon ñu doon ko sargal ca dëkkam ba mu juddoo ca Fouta foofee nag la waxee ni ba tey seer na internet bi seer te itam baaxaay bi yëpp mi ngi yem ci dëkki kaw yi boo demee ci dëkki àll yi léeg-léeg pour nga am réseau day am problème ak itam wàllu connexion bi naka noonu mu jàpp ni fi mu ne nii daal njëg gi wàcc dina bokk ci liy doon ab xeexam Ali Bandel Niang. xibaar la bi tukkee ci làmmiñu directeur général ARTP bu bees bi nga xam ni mu ngi amal tukki nemmeeku ca dëkkam bi di Dunguru Alpha Abdoulaye mi xam le ni dañu na xaat ak kilifay Sonatel ak Tigo moom nee na sensible na lool ci communication yi ni mu seere ci réewum Sénégal donte nag ci wàllum qualité bi ak perturbation ñu nemmeeku jamono yi kilifay ARTP bu bees bi kat xam le na ni opérateurs yi ñu ngi ci ay investissement yu am solo ngir améliorer qualité bi. bi ma jëlee service yàggagul waaye ñetti axe daal maa ngi ciy liggéey dès à présent axe bi njëkk mooy fexe ba communication coût téléphonique yi wàññeeku parce que kenn ku ne xam na ne communication dafa cher gum Sénégal deuxième axe bi innovation di beesalaat di topp technologie bi fi mu nekk tey pour que ARTP mën ànd ak jamono troisième axe bi mooy fexe ba opérateurs yi mën a fexe ba téléphone mën a yegg fu ne ci Sénégal internet yegg fu ne ci Sénégal parce que ñoom dañuy faral di def investissement yu diis yi ci dëkk yu mag yi Dakar notamment alors que Koumpentoum Kédougou Ziguinchor ak yeneen dëkk ndawaan yi ñoom itam ci Sénégal la ñu bokk donc fexe ba ñu jàppale ñu nit ñooñu nekk ci dëkk yooyu di ay sénégalais ñoom itam ñu mën a bénéficier ci technologie bi mooy téléphone internet ak ñoom. technologie pour ñëpp ba sax mu law ci gox-goxaan yi nekk ci biir àll bi moo nekk kon tànk kilifay ARTP bu bees bi nga xam ni dafa ñëwoon fête nomination am ak ay mbokkam ca Dunguru Alpha ci ab meeting de remerciement njiitu réew mi biñ fa doon amal mu ne kon sa naataango Ali Bandel Niang fi ci doonu Matam pour RFM. Sénégal dem dikk oto bi ci jógee Ndakaaru di dem ba Kolda junneeg ñeenti téeméer 14000 la ñuy fay muy ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer loolee nag la ñu ni dafa seer dañ ko war a wàññi te waa Dakar dem dikk digoon nañ leen ko ni bis bu pont bi ubbee ba ñu bàyyi contournement bi nag dinañu tàmbali kon di wàññi njëg gi bu baax a baax loolee lañ leen di fàttali muy société civile ba fare ca Kolda ñu teewlu ci sunu ndaw la fa Abdoulaye Diallo.
ndaw yi bokk ci kuréel bu ñu duppee les gardiens de la cité di ab kuréel bu société civile koldoise ñooy ñaawlu seeraay gi ci tarif de transport bu Sénégal dem dikk tabba ci seeni bis yuy daw diggante Dakar ak Kolda Bakary Maron Seydi moo yor seeni kaddu. c'est que Kolda mënul nekk ville particulière bu ñu jëlee pont bi à 484 kilomètres de Dakar ñiy fay 14 000 francs te bus yi bañ leen interpellé pour première fois bi dañ leen ne lu tax Kolda ñiy fay 14 000 ñu ne ñu parce que Tamba lañ doon jaar Vélingara ak yooyu ñu ne leen d'accord léegi ginnaaw pont bi am na mënuñu continuer di jaar par Tamba donc il faut que tey ñi dellu si waat ñu xoolaat pont bi parce que tey bus yi yëpp par Gambie la ñuy jaar bu fekkee rapidité li ñuy uti. ñoo ngi ñaax njiitu réew mi ndax mu addu si. moo tax tey ñiy ñaan arbitrage son excellence Macky Sall que mu wax ci ñu xoolaat naka la ñuy corriger nu mu gën a gaawee manquement yooyu ñu ngi woo aussi la direction de Sénégal Dem Dikk ñu xoolaat ñu toogaat nu mu gën a gaawee ñu wàññi prix yi ñu xool naka lañ mën a arranger population bi ci pass yi ñuy fay. ca seeni ndaje bi ñu amal ca mairie bu Kolda tànn nañu déjà ay activités yi ñu fas yéene amal bés bu seen aajo ñëwul sotti. sinon dañuy jàll ci beneen vitesse donc dinañ dem vers le blocage de Sénégal Dem Dikk dinañ dem aussi ci ay sitting dinañ dem aussi ci ay marche te bëgguñu fa egg ak sunu autorités yi. donte ñaawlu gi ñu ñaawlu seeraay njëgu bile transport yooyu ndaw ñooy rafetlu condition de voyage yi nekk ca bis yu Sénégal Dem Dikk. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. fii la ñu jokkoo ak directeur généralu Dakar Dem Dikk mu ni xanaa yàkkamti rek waaye ñu ngi ci te balaa yàgg mën na am sax weeru yi mbir mi sotti da di kay fa ñu nga xam ne nag fa la yoto bi yegg fokk ñu ubbi fa agence boo xamante ne nii dañ koy équipé ngir oto yi ak ñu koy dawal bu ko defee nag njëg gi mën a wàcc jóge 14000 dem 9000 Moussa Diop directeur généralu Dakar Dem Dikk. loolu la ñuy wax góor ci wax ja waxoon nañu ni ñun boobu ñu bi lii ñu ngi ni naan Sénégal Dem Dikk mooy bis yi di jóge dëkk di dem jóge Dakar ci Sénégal yëpp te Kolda tamit ci Sénégal la bokk war ci bokk loolu yëpp planifié woon nañ ko mais amuñu woon parc bu doy parce que Sénégal Dem Dikk test la woon léegi xam nañ ñëpp jël nañ ko def ko seen projet boobu moo tax waxoon nañ ne bu ñu jógee baag bi bu Farafeñe di dem di jël pont bi bu ubbee weer ngeen ni lu mu ubbi daañu jël bis bi duñ ko jaaral par contournement mu jaar Tamba mais dañ koy jaaral par Dakar Vélingara jëm Kolda mu jaar foofu Farafeñe à ce moment là tarif bi dana wàcc de 14 000 francs jëm 9 000 francs loolu daañu ko réaliser dans un futur proche waaye ñi tamit nañu xam ni pour def yu mel noonu y a des conditions d'abord le pont vient d'être ouvert au bus. Deuxième condition mooy ñu am fa agence. Troisième agence bi defar nañ ko y a même pas quelques jours war nañ ko équipé équipement bi moo def bu ñu koy équipé di ubbi lii ñu Kolda via Vélingara et tarif bi ñëw à 9 000 francs donc ni ñuy laaj Sénégalais yi nañuy am patience tuuti parce que service public bi ñuy def ñun wutuñu ci dara di bénéfice dañu du sunu mission sax mission Dakar Dem Dikk mission équilibrée des comptes la donc loolu ñu ci sant Sénégalais yëpp ñi nga xam ne ànd nañu ay daw wax waa Kolda tamit que di nga leen ko digoon te dañ ko réaliser dans un futur proche même pas peut-être même avant la fin du mois d'août la. ñeneen ñoo xam ne tey jii ñi ngi doon toogaanu ñaxtu di naqarlu nekkinu gox ba di waa Paleen koñ la bu nekk ca Mbacké ñu ni nag dëkk ba bëri na lool loo xam ne rafle na ko ci wàllu leeraay bi lamp yi ak infrastructure yi ak itam yeneen yoo xam ne tax nañu jàpp ni daal ki ñu faloon maire yaakaar ji ñu amoon ci moom tas na muy Abdou Mbacké Ndaw Mariama Diop. ndaw yi di yeewoo ci diwaan bii di Paleen daal di meex ba fëtu ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund bis bu ne ñàkkum kaaraange waaye itam benn lamp tàkkul ci gox boobee ñu yeewoo lu nu mel tax na nag ñu ne dafa doy sëkk ci loolee Ibrahima Diagne boot kàddu collectif bu quartier bu Paleen. dem nañ saisir autorités locales yi nga xamante ni ñoom lañ fi teg ñoom la fi population bi teg pour que ñu wax ci suñu éclairage public tali gi bëggee bi ko ñu Paleen bi lamp yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk te tàkkuñu saisir nañ ko à 3 reprises mu ñuy defal ay promesses presque 2 ans ngi nii lamp yi baaxul au nombre de 11 ak yeneen quartier Paleen muru école Cheikh Ibra Fall bii nga xamante ni monsieur le maire da koo commencé bi mu ko commencé ba léegi mënu ko àggale ak depuis 2 ans aussi constaté nañ suñu yaay dañuy fay 1500 par 2 jours yu nekk pour yóbbu seen mbalit yi te loolu jaaduwul compétence yooyu yëpp ay compétence transférées la. leneen loo xam ne bëgg nañ ñu taxaw ci ab poste de santé boo xam ne day wuyoo turam ngir képp koo xam ne dafa feebar ca gox boobee nga mën a faju ci fu la gën a jige. deuxième quartier bi gën a rëy ci Mbacké amul poste de santé amul fii équipé wuñ ko amul mutuelle la liñ jàpp nii au niveau de Paleen jàpp nañ ni le maire a failli à sa mission
mais nag am na loo xamante ne loolu lañ ko fale te loolu la war a def loolu lañ koy xaare su ko deful danañ ko rappeler su ko deful danañ ci combattre su ko deful danañ xool nan la ñuy def. ndaw yu collectif bii nag ne joxuñu ñu kenn baaraam tuuma ku dul maire bu gox ba di Abdoul Mbacke Ndaw ñu ngi sàkk ci moom mu indi ay saafara ci lu mu gën a gaaw ci seen jafe-jafe yooyee ñu lim lu ko mooy dinañ wane seen bopp ci beneenu anam boo xam ne dina tax lool Marema Diop fii ci Mbacke RFM. Abdoul Mbacke Ndaw maire ba ne lii ñuy doog a dégg politique lalu na ci te waxuñu fi lenn loo xam ne moom nekkut ci pexe ngir saafara ko. dañoo xër rek te it bëgg seen quartier ak seen gox gën a jëm kanam wante li jëm ci éclairage public réseau bi ñu fekk dafa nekkoon réseau bu màgget lu ëpp ci aussi quartier Palen bëriwul woon ay connexion électrique actuellement nii état du Sénégal programme 50 000 lampadaires yi mu def pour Sénégal jox na ci Mbàkke 500 lampadaires avenue Mame Cheikh Ibrahima Fall boobu li commencé ci Shell bi ba ker nga ak ci corniche bi jël nañ ko en compte te dañ ko installé ay lampadaires solaires pour électrifier foofu pour sécuriser beneen bi ci des muy poste de santé bi nga xamante ni ci conditions yi métti lañ ko tabaxee pare na ñu war a jënd ay équipement ba jënd nañ ko boo demee actuellement ci salle de délibération bu mairie de Mbacké boo demee da nga fekk matériel médical bi installé nañ ko ba pare monté nañ ko pare dañu war a rek installé ko donc gis nga population dañu war di consulter seen maire wala conseil di waxtaan amul benn pays au monde boo xamante ni mairie dafa am ay automatique mairie concessionnaire lay waxal population di fay tom taxe sur les ordures ménagères Mbacké 99% population duñu fay minimum fiscal duñu fay tom duñu fay benn taxe kon ab population bu fekkente ni dafa bëgg lépp dafa war a nangoo wàccoo li nga xamante ni moom la ko yoon teg li leerte woon mooy ña fa toogoon ñëpp di wax samay rakk lañ samay xarit lañ xale yu baax lañu mais 98% ña fa toogoon koo ci laaj ana sa quittance minimum fiscal bi nga fay 600 francs par année du la ko wax point bi may tëjee mooy bu ñuy politique ndax xam naa niñ ko organisé yépp mais yooyu c'est pas important mais bu ñuy politique nañ ci génne Serigne Touba ak Mame Cheikh Ibrahima. ñu dem ba diwaanu Kaffrine waa Jamafara ñoom itam ak seen mer ndax dëkk la bu nekkee ca département Mbirkilaan seen i jafe-jafe bëri lool wàllu ndox mu doy ak courant ak itam kër docteur tax nag bi gone yi julli jee ci la ñu profité nag def ñaari fan yoo xamante ne nii dañ fay waxtaanee dëkk ba sos kuréel goo xamante ne nii mooy ARD association des ressortissants de Jamafara Omar Ndiaye. ngir taxaw suqali seen gox ñoom mbootaay association des ressortissants de Jamafara amal ñaari fanu ay yëngu-yëngu ci noonu la ñu proxndoloo dal di fasal jafe-jafe yi nga xam ne seen gox bi dañ koy jànkoonteel Njànko Meng moo jiite bile mbootaay. jafe-jafe bi gën a mag mooy faju ñaareel ba mooy ndox ñetteel ba mooy courant ak yoon parce que yoon moom kenn ku ne xam na ne képp ku mos ku dëkk Kaffrine wala nga dëkk Vanaar wala nga dëkk Nioro ñi fiy faral di jaar ñëpp xam nañ ne yoon bii nii nekk na yoon boo xam ne ni yoon bu bon la ñëw fi jafe na lool ndax fii ak Kaffrine normalement su baaxoon 10 minutes au 15 minutes maximum mënul ko romb tey xale yi nga xam ne ni juddoo nañ fii ak Maabo tey boo la ko doon compte ci mbooloo mi ay xale yu bëri lañu ñi nga xam ne décédé nañ ci diggante fii ak Kaffrine wala diggante fii ak Maabo ñooñu suñ la ko doon wax tey ñu bëri la te li ko waral rek mooy ñàkk bërëbu fajukaay. ndaw yi fas nañ tamit seen jafe-jafe yi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy jàkkoonteel ci mbirum wér-gi-yaram rawatina dem beeg dikk bi nekk lu tàggatémbe ci seen i gox. Mariama Diané. bu jigéen bu seen ëmb yi tolloo ci yenn stade yi ba ñu avancé ba war a dem accouchement danañu obligé ñu yéegal leen ci ay charrette ñoom teg leen ci des fois nga gis sax jigéen bu nga xamante ni dafa accouché ci kër gi ñi jël ko moom ak bébé bi teg ko si paan yëpp ko de ce fait jigéen bi mën na décédé ci yoon bi ndox bi nga xamante ni mooy ndoxi robinet bi c'est tellement salé que docteur yi dafa aaye pour ñu koy naan. ñoom ndaw yi Jamafara taxaw temm ngir nguur gi yor loxo ci seen gox boobu nga xam ne bëri na lool lu mu tuumurankee. état bi ñu ngi koy wax que ni fii Jamafara ay citoyens yu honnête ñoo fi nekk di fay seen i impôt ba mat donc maintenant c'est l'état qui doit venir. lu ëpp ñetti junni doomu adama fay yeewoo Jamafara bokk ci département bu Mbirkilaan waaye ba jamono ji mbirum courant ak bërëbu fajukaay daanaka dañ koy dégg rek Jamafara Omar Ndiaye RFM. ba tey ñeneen ñu toll ci xat-xat di liggéeykatu direct info ak kilifa ga kero laata julli ga mu waxoon ni nag dina dem inspection du travail seet nañu def ba teqali ko ak ñoom ndax dañoo bëgg a tas kër ga loolee nag mu ni def na ko fi mu ne nii ba noppi saisir na inspection du travail waaye journaliste yi nga xam ne nag ñoom la waxoon ni ñooñee moom danañ jóg foofa ñoom nee nañ bu leen dàqee danañ ko porter plainte mu fay leen seen xaalis Fama Dione.
Pape Diogoy Faye la mu waxoon dana ko def mujj na koo def dossier bi jamono ji ma nga ci inspection du travail ab avocat tabbu nañu ko bu ñu sukkandikoo ci njiital Direct Info. ñoom ba nu waxee ne dañ leen amel dama leen amul benn problème dem leen ngeen toog ak comptable bi ngeen def situation am na ci ñoom ñoo xam ne dem nañu toog ak comptable bi def situation xam nañ leen ne am leen 8 mois d'arriéré de salaire comptable bi yëkkati jox leen xaalis bi ñu leen amel voilà mu jeex moo tax ma commettre un avocat pour que mu très rapidement je pense que saisir na leen pour que véritablement ñu tàggoo ci jàmm. tontu du forox Massaer Dia ak i ñoom nee nañ ñoom tamit daañu dem ci inspection du travail ndaxte dañ leen bañ a fay seeni salaire secrétaire général bu section SYNPICS bu Direct Info ne dina yóbbu fa mbaxane doonooy benn ki nga xamante ni moo di comptable boîte ba Massaer Dia. bu ko neexee na dem ba au-delà loolu moom la concerné ñun li ñu concerné mooy suñu 8 mois de salaire nañu ko fay ñu tabaski fay ñu korité avec ça na dem bu demee saisir inspection du travail il sera ridicule ñun de toute façon suñu côté inspection du travail dinañ ko saisir pour refus de paiement comptable bi dem na taxaw ci benn organe de la place dem na ñun yoraluñu dara ñun dinañ ko porter plainte. Pape Diogoy Faye ak ñenn ci ay liggéeykatam jamono ji seeni kàddu dañoo woroo directeur bi daal di ne salaire u mois de juillet yi fay nañu ko waaye xibaar bi Massaer Dia da koo weddi moom nag nee na ba léegi ñu ngi leen ameel juróom-ñetti weeru salaire. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. suba ak jàmm bu ñetti waxtu tegalee fanweeri minute ci institut islamique ci grande mosquée bu Ndakaaru ab janook taskatu xibaar yi diggante kuréel gi nga xam ni mooy jàppale Tayib Socé ngir ñu bàyyi ko wax tolluwaay ci li ñu ko doon jàppale fu mu toll. ñu daal di wax ca imaam ya nga xam ne nag ñi ngay ñaan jamono ji ngir ndox mi ubbi ndee bi bët sebbeeg léegi ci biir réew mi ak dox dalagut foofee muy Ndar ak la ko wër jur jaaxle ak njàqare bu baax a baax ndax taw beeg li ci aju ni mu bëree ci nawet bi Mouhamad Nabi Silla. imam ak ulema yi bokk benn kuréel ci diwaan bu Ndar jot nañu ñaan ngir buur bi yàlla suñu boroom indi taw boo xam ni ñoo ngi koy xaar ba nawet bi dooree ak léegi ci bët gànnaarub réew mi. taw bi ñëwagul mbiru yàlla subhanahu wa taala dañu war a toroxlu tàll suñu loxo yàlla subhanahu wa taala mu wàcceel ñu tawu xéewal tewu yërmande mu bañ nekk taw boo xam ne dafay indi lor ci société bi. bon ñun ñëpp daañu dellu def lu ñu tuddee salaatu istisqa mais salaat ñu ñuy wax mbaaw naan ñaan yàlla toroxlu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu indil ñu taw moom la ñëpp soxla parce que lépp luy dund soxla na taw. imaam Cheikh Tidiane Fall yokk ci gëdd goo xam ni imaam yi am nañ ko ci gox ak goxaan yu ñu dëkk rawatina ci biir société bi lee. imaam luñ ko mën a tuddee daal mooy koo xam ni société bi suy jag si imam lay jaar quartier bi si jag si imam lay jaar imam mooy waxtaan ak nit ñi aljuma ju nekk di xool problème yi nekk si biir société bi mu koy traité proposer ay solution l'islam jàmm la l'islam mooy religion bi nga xam ni jàmm la tàmbale jàmm moo nekk si digg bi jàmm moo nekk si mujj bi. nañ fàttali ni rek assemblée régionale imam ak ulema yi ci diwaan bu Ndar jot na dalal ñi jiite association départementale yi ci Podor Dagana ak Ndar. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. fekk boobu waa Kolda moom seen nawet avancé ba tey jii rek am na dënn bu fa daanu ci ab néeg nag daal di koy lakk ba mu def këriñ waaye nag amul kenn ku ca faatu ku ca ñàkk bakkanam xibaar la bu ñu Abdoulaye Diallo dabe sànq ci biir xibaar yi. vacances citoyennes yi ci waaj mi ak jamono ji nga xam ne ña ngay waaj a yegg Kébémer nag boo moytuwul xët-xët dina ci am ndax nag am na ci ndaw ñi ñoo xam ne nee nañ yëguñu tinuñu dañoo bëgg a jekk-jekk rek ni màpp ci seen kaw te loolee duñu ko seetaan ñu bëgg nag kilifa gi mu xoolaat bu baax a baax doxalin wi ci kaw loolu dañ ci déglu Ibrahima Diallo mooy porte-parole ndaw APR ya ca Kébémer ci micro sunu ndaw la ca Kébémer ak Louga Abraham Paul Pouy. li ñuy mettitlu rek di ko naqarlu mooy que tey ji associé wu ñu boole wu ñu ci dara di waxoon nañu ne que ministre dafa war a bu ñëw Kébémer comme ni ko ay prédécesseurs am doon defee dañ ci associé les jeunes du parti waxtaan ak ñoom préparer mobilisation ak accueil bi comme ça ñu waxtaan ci lu bare comme parce que ñun ñoo fiy des ñoom dañuy dem bàyyi ñu ak suñu jeunesse ñun ñoo fiy nekk di défendre les programmes des politiques de l'État avec les jeunes ñun ñooy défendre les réalisations du président avec la population aujourd'hui ñoom bu ñu bëggee nag bëgg ñoo bañ ñoo boole ci seen activité ba pare bëgg fee def seen i loolu ba pare bëgg dem seen yoon sans pour autant que ëllëg ñun ñi nga xam ñoo fi ne nga xam ñun ñoo war a jàkkaarloog suñuy population défendre ko ñun waxuñu nañ ñu jox poste nañ ñu jox dara mais nag li nga xamante ñun ñoo ko moom bokk suñu dëkk il n'est pas question que le ministre fi ñëw te associé wu ñu boole wu ñu ci
bu ministre bi yaakaar nag mën naa ñëw teg tànkam Kébémer sans pour autant que ñun ñi nga xam ñoo fi nekk la parti mu associé def ci activité bu réussir mu ngi nax boppam affaire bi c'est une activité de jeunesse c'est une activité républicaine ñëpp jeunes ñëpp la ci war a associé mais ñun suñuy responsabilité danañ ko jël ba mot sëkk danañ jël suñu disposition yi mot sëkk par rapport à cette activité là. tàggat yaram Pape Balla Gueye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Makumba Bey. afro basketu jigéen ñi Sénégal qualifié na demi-finale. loolee nag gannaaw ba mu daal di doore waa Angola nag ci diggante 88 ak 54 mu nekk fanweeri poñ ak ñeent yoo xam ne moo leen daal di xaajale dañ sax daal di déglu suñu kii di Nicolas Ndiaye mi nga xam ne suñu consultant la fii ci RFM moom nag mu jàpp ne Sénégal li waral mu am lu ni mel muy ndam gi dafa doon défense goo xamante ne gu mucc ayib la ñu daal di am ak seen fraîcheur physique moo tax loolee daal di am dañ koy daal di déglu ci micro Malal Junior Dia. xel dal na si lu ñu gis tey par rapport ak soo xoolee match bi ñu mujjee jógee joué contre Égypte xawoon na métti tuuti waaw jeu bi fluide woon trop mais tey dañ gis physique waaw gis xale yi elles sont en bonne condition physique elles ont tenu le match ñu gis ni que tamit côté défense waroon nañ si lu am solo côté 3 points yi tamit dugal nañ lu bëri mu nekk benn victoire boo xamante ne contre une grande nation de basket la muy Angola bi ñu dóor ko de plus de 30 points mu nekk performance bu am solo qui nous permet tamit ñu qualifier demi-finale si suñu afro basket qui nous permet aussi j'aime à le rappeler pour ñu qualifier tournoi de préqualification Jeux olympiques Tokyo 2020 am na solo. Sénégal war na jouer ak Mozambique demi-finale noo jàngatee match boobu. voilà d'abord récupérer il faut bien récupérer parce que si match bu métti bon si match lañ jógee ñoo ñu terminer à 21h donc il faut que ñu récupérer waat bu baax. ñu jéem a wane waat même détermination contre Mozambique tamit nekk équipe boo xamante ne xarañ na si wàllum basket yàgg nañ teggante ak ñoom lu ci bëri nag ñu mujjee yëpp ñun ñoo leen gagné donc Sénégal mooy demaat favori mais dinañ am tamit on s'attend aussi tamit foofu tamit si bonne résistance parce que équipe bu ñëw demi-finale da ngay bëgg a àgg donc du yomb mais nag comme ni ma ko waxee ñun ñooy organiser voilà on va mettre ingrédients yëpp suñu côté pour mu nekkoon nag Nicolas Ndiaye consultant RFM ci wàllum basketball Makumba Bey dañuy daal di wéy rek di fàttali tableau demi-finale yi nga xam ne nag ci diggante Nigéria ak Mali lay doon ci match bu njëkk bi suba lay doon bu ñeenti waxtu tegee fanweeri simili Sénégal nag mooy daal di dajeek waa Mozambique bu daanaka juróom-ñaari waxtu jotee ci loolee sax la ñuy daal di jàll déglu réaction ci yenn ci entraîneurs yi ku ci mel ne bu Mali bi mi nga xam ne moom moo nar a laale ak waa Nigéria Sylvain Loti moom nag mu kontaan loolu ci équipe am ci taxawaay gi nga xam ne amal nañu ko waaye nag muy dellu di wax ci xarañteefu ñii di waa Nigéria ndax jàpp na ne itam ne match bu nar a metti lay doon dañuy daal di déglu Sylvain Loti ci micro Youssouf Bodian. On essayera de faire que la pièce tombe du bon côté. nangu naa ne xarañ nañ lool ci wàllu défense gi attaqué leen mooy doon li gën a métti ñoom dañuy dugal bal yu bëri te di ñu attaqué bu baax yaakaar naa ni dinañ ci génn ñu nit am nañ défense bu baax daanaka bi gën a baax li tournoi bi door ba léegi nii Nigéria dañoo gaaw te li ñuy dugal dafa bëri ndax mën nga jékki rek xool score bi gis ñu raw la lu mat ñaar fukki poñ suñu équipe bi défense bu baax la am boor boobu dañu ko liggéey bu baax a baax waaye il faut que ñu jublu ci match bi di ñëw bu ñu bëggee jël tournoi bi yaakaar naa ni amul lu ñuy améliorer ci équipe bi tey ji lépp jaar yoon équipe adverse bi ñëwuñu woon jouer wala bëgguñu woon jouer loolu dañuy gën a motiver pour gën a yóbbu équipe bi ci kanam. Il faut être vigilant parce que tout de suite on peut se lever le regard vers le tableau de marque et se retrouver à moins 20. Il faut surtout éviter une mauvaise série. C'est plus facile à dire qu'à faire. mu nekkoon Sylvain Loti mi nga xam ne mooy tàggat waa Mali yi kii di Mamadou Omar Ba moom moo doon tekki ay kàddoom keneen koo xam ne nag àdduna muy daanaka coach bi nga xamante ne moom mooy bu Mozambique bi nar a laaleek Sénégal ëllëg ci li nga xamante ne moom mooy demi-finale yi moom nag mu jàpp ne équipe am bi daanaka mbetteel andi ci ñëpp ñi nga xamante ne ñoo bokkoon ci mbirum Afrobasket bi moom nag mu jàpp ne nag jot na ñoom itam ñu wane seen xarkanam bu baax a baax surtout ci match yi nga xamante ne ci la ñu jëm moom waa Sénégal nag la ñu nar a dalal Julien Martinez moom la ñuy daal di déglu ci micro Sode Thiam. First, respect the other team, the rival, because they were. maa ngi delloo njukkal équipe Égypte bi nekk équipe bu mag boo
boo xamante ni ñu bëri wóoluwuñu leen woon waaye dañoo bett ñu bëri démb ñu daal di basket waaye tey jii donte sonnoon nañu joué nañu dem nañ ba mu jeex ci ñeent fukki simili yi équipe bi nga xamante ni moo yelloo dem demi-finale boobu la équipe laa bëgg taseel foog ma jox crédit sama équipe te sax sama jigéen ñi waajal nañ seen bopp bu baax ngir mën a taseel ñi gën a xarañ moo tax muy Sénégal wala Angola ku ma ci am rek ñoom pare nañ ngir taseeg moo tax Sénégal ak Angola ku ma ci am rek ñoom noppi nañ ngir taseeg ñoom. mu nekkoon nag kii di nga xamante ne moom mooy coach bu Mozambique bi di Julian Martinez Makumba Bey. ñu daal di jàll ci wàllu beach soccer bi. beach soccer bi nag nga xam ne Sénégal nag mujj na def jéego ba daal di jeexale ci tournoi bi nekk deuxième ci gannaaw waat Portugal yi nga xamante ne nag ñoom ñoo organisé woon tournoi bi moom nag Alseni Ndiaye sax la ñuy daal di déglu moom mi nga xam ne mooy capitaine u gaynde beach soccer yi ci kàddu yi nga xam ne dénk na ko Youssouf Bodian gannaaw jéego bi ñu am. parce que Japon dafa nekk équipe boo xamante ne nii boo ko xeebee rek après bu match bi jeexee rek mën nga ci am ay regret donc la preuve bi match bi commencé ñoom dañ ñëw ak détermination ñoom ñoo ñu njëkk a marqué mais tey ñun dañu serein parce que ñun parfois boo ñu njëkkee marqué rek dañuy am problème donc tey dañu serein jouer calmement au fur et à mesure match bi di dem ñu ñëw nag indi suñu impact physique ak beaucoup de détermination donc ñoom tamit aussi amoon nañ tey répondant moo tax match bi tey dafa metti ñu dem 2-2 après bi ñu demee ba prolongation après si la Mamour Diagne marqué 3e bi donc alhamdulilah donc ñoo jël 2e si tournoi bi ñuy sant yàlla bu baax di profiter aussi si occasion bi remercier fédération sénégalaise de football bu baax si participation bi ñu def nii parce que lii daf ñuy permettre ñu gën a préparer wu pour la coupe du monde parce que objectif yi ñu fixé wu pour coupe du monde bi mooy dugg ci les 4 grands te pour ça il faut que ngay jouer ay tournois di dajeek équipe yu mag yi nga xamante ne war nga prétendre dajeek ñoom ci coupe du monde bi. mu nekkoon Alseni Ndiaye mi nekk capitaine gaynde yu beach soccer yi ñu fàttali nag ne match bi si diggante Sénégal ak Japon 3-2 la mujjee Sénégal nag moo daal di am ndam dugal ñetti bal gannaaw ba nga xamante ne amoon nañu ab prolongation Makumba Bey. jërëjëf Pape Balla ñu daaneel ak kon wàllu Maroc ak entraîneur bu bees bi. moom mu ngi tudd Vahid Halilovic moom nag moom daal di nay fas yéene daanaka ñi nga xamante ne ñooy ay joueur am fileek altine. moom nag Halilovic moom nag jotoon na daal di tàggat Algérie ak Raja bu Casablanca tey ji nag mu fas yéene wuutu kii di Hervé Renard gannaaw ba nga xamante ne jóge na foofee gannaaw CAN bi moom nag li ñu ko sas bokk na ci mu daal di fexe qualifié le Maroc ci CAN bi ñu dëgmal ak mondial bi ñu dëgmal dañu ci daal di ànd ak Khadim Mbaye. ci fan yii réew rek ñi ngi doon laam-laame naan ndax Laurent Blanc moom mooy remplacer nga xam ne moo di Hervé Renard fi la ni nag ñëpp xam na ki fi wuutu français bi mi ngi tudd Vahid Halilovic moom nag nekk na ancien entraîneur bu équipe d'Algérie kiy déggal lu ni mel di Hamza El Hadjavi mu nekk vice-président fédération royale marocaine bu football. agsi na te xaatim na contrat am loolu di tekki ni dina door liggéeyam. mu mel ni kon amatul benn minute bu ñuy perdre ndaxte kat li ñuy xaar ci entraîneur bi nekk na lu takku. objectif principal bi mooy ñu qualifier ci CAN 2021 ak coupe du monde 2022 waaye tamit wane xar kanam bu baax ci CAN 2021 boobee. moom nag am na lu toll ci fanweeri atu expérience ki fi nekkoon entraîneur bu FC Nantes xam na bu baax Maroc ndax ci mus na nekk nga xam ni moo di entraîneur bu Raja bu Casablanca ñu bari nag jàpp ni loolee bu ca sukkandikoo du lambatu. Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. jërëjëf Khadim Mbaye kon Makumba fi la ñu yem ci xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Pape Balla. ministère bi gàllo wàllu wér-gi-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen di may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru ngir feggu ci sibiru njaboot gi yépp a war di nelaw ci sànke bu ñu nàndal guddi gu nekk at mi yépp muy noor di nawet bu sa yaram tàmbalee tàng demal nu mu gën a gaawee ci kër docteur bi la gën a jege ñu taxawu la ni mu ware defal li ñu naan TDR test de diagnostic rapide ci lu ngeen dul fay dara ci barabu fajukaay yi leen nguur gi defal mu di case de santé wala DS-DOM ci fukki minute ak juróom nga xam ndax da nga am sibiru am déet bu dee da nga am sibiru ñu may la garab yi koy faj ñu tuddee leen ay ACT sibiru feebar la buy faat waaye mënees na cee mucc def li war tàggoo ak sibiru. nawet baa ngi ak li mu àndal
ñu ànd ci bonne santé ak Nafissatou Sylla. dal leen ak jàmm tey ji li ñuy waxtaanee lii di hépatite muy doona jàngoro ju yàgg ci nit ba chronique di jàpp resu nit ki mu mën a génn nag ci anam yu bëri virus mën na ko joxe sàngara wala yenn yu toxique yu ñuy jëfandikoo wala sax yenn garab yi ci yu ñu mën a lim waaye bi ci gën a fës di forme virale bi professeur Aminata Sall Diallo di coordonnateur programme national bi xeex feebaru hépatite. li ñuy wax tey waxu hépatite virale yi la mooy ay doomu jàngoro yoo xam ne ni ñu tuddee leen virus de l'hépatite A virus de l'hépatite B et cetera ñooy ñëw attaqué foie bi indi benn feebar. mu doon jàngoro joo xamante ne nag daanaka ni muy feeñee ci nit neexut a ràññee. du am benn signe mbala signe yooyu sax bu amee xëy na mën nga bañ a xam ni kii hépatite la mais am na signe yoo xam ne ni léeg-léeg dinañ ko ci nemmeeku dikkee la comme pays ba di jaune mbala boo sawee urine yu coloré mel na Coca-Cola sel yi mu nekk ay sel yoo xam ne ni dafa décoloré également ay fièvre mbala anorexie. hépatite di jàngoro boo xamante ne ci deret lañ koy wàllee ak sax ay xeetu liquide biologique. ñaari catégorie la ñu am ñi nga xamee ni dañu nekk ay population à risque parce que dañu nekk en contact ak deret dañu nekk en contact ak ay malades yoo xamee ni dañu ànd ak doomu jàngoro bi am na ñoo xamee ni dañu sëy ak koo xamee ni dafa ànd ak doomu jàngoro bi te protégé wul ndax hépatite B MST la jigéen wérul mën na wàllu doomam hémodialysé yi nga xamee ni toujours ñi ngi recevoir deret léegi bu fekkee ni si yenn dëkk yi yoo xamee ni seen sécurité transfusionnelle doyul ñooñu itam mën nañu nekk ay personnes à risque. ngir tàggoog gile feebar am na ay faj yu am yenn nag ci ay cas. am na feebar yu bari yu mel ne ko sida wala yu mel ne ko hépatite C wala même paludisme yoo xamee ni tey jii amuñu ñàkk mais hépatite notamment hépatite B bi am na la ñàkk bu wér. fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci professeur Aminata Sall Diallo pexe bi njëkk bi ñu teg mooy vaccination ca ba xale bi juddoo loolee rek ngir daal di koy mën a fagandikul ci jàngoro ji waaye tamit vacciner ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci këru docteur yi ak i sax ñeneen li ci ëpp solo mooy fexe bay fagandiku di moytu itamit di jëfandikoo matériel boo xamante ne deretu ku amee jàngoro hépatite da ko laal fii la ñu yem ak yéen ak bonne santé ñu leen di jox dig daje bu yàggul dara waaye fii léegi boobu ñu leen di ñaanal wér gu yaram. ñu yem fii jégalu ci xaababal gi as lëf fàttali li ci gënoon a fees di mbiri pharmacie boobu nga xam ne ab policier fa demoon bëgg garab ñu ne ko garab gi faw nga indi ordonnance jàppante dox digganteem ak kenn ca ña doon jaay moom nag mu nekkoon commissaire u Parcelles demoon jëli nag ay policier indi leen foofee bañ jëflanteeg ngóor sa loolee nag tax tey jéb ministre de la santé yeggoon fa doon ko ñaawlu kuréel yu bokk nag ci ay pharmacie ñoom itam yëkkati ci seen kàddu ak ni dañuy porter plainte ñu jëm fii di leen gërëm bu baax a baax ca kanam 22h Mamadou Amar Ndione ngeen di àndal muy doon nag loo xam ni xibaar yi français lay doon ñu leen di sant di leen gërëm ci teewlu gi jërë ngeen jëf.